suñu prochain invité ñu leer benn communiqué boo xam ne dafa génn ci apparition wu l'observateur bu tey mën nañ ko fekk ci l'observateur di benn communiqué boo xamante ni communiqué la bu de la société en charge de la régie bi nga xam ne ñoo yoroon spectacle wala déroulement bi nga xam ne moo amoon fële ci stade bu Abdoulaye Wade Diamniadio ci communiqué bi ñi ngi wax ni le communiqué de la société en charge de la régie qui dédouane Ndiaga Ndour. Alors ci communiqué bi mën nañ ci lire la société de production de la cérémonie d'inauguration bu stade Abdoulaye Wade s'étonne que le nom de monsieur Ndiaga Ndour ait pu être cité sur la régie du spectacle. Le technicien de la société Audiopole en charge de la console bi nga xam ne moo amoon ci spectacle bi ñoom ñooy leeral ci communiqué bi ne que ñoom ñoo yoroon li nga xam ne moom moo jëm ci diffuser les sons. Alors ñoom nag nee nañu dañu étonné wu dégg ni que turu Ndiaga Ndour cité nañ ko ci li nga xam ne mooy li xewoon foofu ci stade Iba Mar Diop seetluwaat ni que ñaari diffusion yi nga xam ne moom la ñuy wax muy bu Fally Ipupa ak Wally Seck en tant que artiste boole ci tamit li nga xam ne daggoon nañ ko ci prestation de Youssou Ndour parce que seetlu nañ ni à la fin de la prestation de Youssou Ndour yeggul parce que dañ ko dagg loolu nag société Audiopole mooy jël en charge di leeral ni que yoonu Ndiaga Ndour bi nga xamante ni moom la ñuy cité ci mbir moomu nekku ci ñoom nag ñi ngi signé communiqué bi tey le 25 février 2022 société bi ci boppam ki ko signé di Courtin voilà un certain C Courtin moom moo signé ko li nga xam ne moo di communiqué bi pour leeral ni que li ñu doon wax noonu ci stade bi te ñu ko commencé di ko wax tout à l'heure ñoom dañu jël en charge ni que faute technique boobu ci ñoom la waaye nekkul benn yoon ci nit kooku nga xam ne ñu ngi koy tudd muy Ndiaga Ndour bu groupe Futur Média bi nga xam ne mi ngi doon liggéey ci spectacle boobu donc pour plus de détails mën nañu jël l'observateur bu tey communiqué bi mi ngi ci biir ci page bi nga xam ne moom moo di page 2 bu l'observateur Aba. moo tax nag ñi doon yëkkante wala di yàkkamte di saaga après lan la ñuy wax lii dafa yéex a génn laa foog le lendemain la waroon a génn. bi acharnement yi amee dafa war a génn. mais pour seen information yéen ñëpp. jour mardi bi ci 2h du matin. Ndiaga Ndour daf maa woo ni ma reetaan di reetaan dama ndax yaa ngi dégg li ñuy wax. mais ñii ñoo yobaate yaa ngi dégg li ñuy di wax di reetaan mais bul ci wax bul kenn wax ba leen ñu wax alors que nit da ngay am kilifa. bu ñu la nee lii bu ñu la ci dégg wala bu ci wax doo ci wax mais ñi fa nekkoon xam nañ ni 17h30 bi ñu paree Ndiaga dafa ranger ay yëfam teg na le ñaa yoroon régie protocole bi ñoo doon parce que bi mu jeexee match bi jëlaat nañu micro di wax pour waa Sorano yi yooyu yëg dañoo coupé mais lii noo koy waxee tant que ñu organiser génn ñu wax nooy waxee lii tant que Wally mi concerné wala Fally Ipupa mi joué wul wala Youssou Ndour mi ñu dagg wala Ndiaga Ndour mi ñu waxal génnul wax na nga koy waxee mais quand même da ngay xam ni saaga benn fan ñaari fan ñetti fan saaga Youssou Ndour loolu du ma ci man mënu ma ci awaat neexul ci xol kuñ fi saaga sa bàyyi moom metti la Youssou Ndour c'est notre père taxawaat di ci wax dafa neexul dafa metti bugguma di ci wax parce que tamit quoi qu'on puisse dire yaa ngi fa woon xamoon nga mais am na ñoo xam ne ñoo waroon génn teel a wax lii mu teel a leer ñu xam ne ñi ñuy acharné wu seen kaw duñ ci dara ñu leer ko mu leer après ñu avancé ah Sénégal la quoi ah Sénégal la ayca nañ dem yàlla na jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm yàlla bu fi coow am malentendu bi yàlla na fi gëcc stade bi ñu koy ubbi c'est pour ñu booloo bokk ndey bokk baay stade bi ñu koy ubbi c'est pour mu rafet donc yal nañu yàlla sàmm yal na yàlla ñi am ay xalaat yu ñaaw ak di wax lu ñaaw yal na yàlla soppi seen i xalaat ba ñuy mën di xalaat lu rafet ak di ko wax quoi. Kals nañ dem ci beneen invité bi nga xam ne moom moo ci topp.